teew ñëpp kenn ku ci nekk sa tur ak sa sant comme ni ñu koy defee saa su nekk suñu coordinateur Mayeta di jël nuyoo bi yëpp di ko teg si loxoom mu nuyul ñu rek ñi fi teew ñëpp. waaw ci nuyoo yi ak sargal yi ñu ngi sargal di jox son excellence madame Rokhaya Ba Touré may ñaan yàlla ngeen bàkkal ma ko. Bismillahirrahmanirrahim. Asalaamualeykum mbokk yi may nuyu kenn ku nekk sa tur ak sa sant di leen nag balu ak gannaaw ba ma leen balee ak ba noppi di am kontante wax dëgg yàlla ak mbégte di teew si fii si Fidensa di fekk si mouvement Aly Ngouille Ndiaye derrière le président son excellence Macky Sall di seen njiit kon may jël nuyoo bi di ko teg si seen loxo président muy Mayata te am naa yaakaar ne bu ma ko cedee si loxoom dina baawaan yegg si ba si yéen wante nag yàlla daf ñoo booleeg ay grand laa leen mën a wax ñu ay homme doo xamante ni ay personnes ressources nekk ci dëkk bi nekk ay royukaay ngeen jël ci kenn boole ko si seen encadrement moi je nomme et je cite Waly Ndiaye ñu ngi lay sargal di la gërëm wante nag si loolu weesoo dama bég lool ndaxte dama ñëw fekk fii ay jigéenu jàmbaax comme ni ko présidente mouvement des femmes APR di waxee ay lingeer laa fi fekk kon dama bëgg jigéen ñi ngeen tàcc seen bopp bu baax a baax a baax ndaxte toujours ma wax que son excellence le président de la république juumul ndaxte bu jëlee PSE bi def au cœur les femmes et les femmes dafa xam ne àddina ndaw a ko yor wante yaayu uuf ñëpp kon nag lépp seen loxo lay jaar kon jaaraama jigéen ñi dañoo nekk nag ci campagne am ay mbër war a ngeen ba suñu bos waaye am nañu def lu bëri ci diaspora su ma weddee rek su amul rek ngeen ne ma consul la nga wax tegoo ko fenn ku fi indi député kan moo fi indi ay député fii si àdduna bi jëlee ko ci diaspora yóbbu ko assemblée nationale ku fi indi ay nit yu jàng ñëwoon doon faatu moodu mu ne leen si réew mi ngeen bokk leen ci biir gestion du gouvernement nommé ci ay directeur nommé ci ay ambassadeur nommé ci ay consul man mii di jigéen nommé ci ay ministre kon kii fàttewu leen waay kon nag suñ leen waxee ne nañ ko bàyyi jox ko mu yeggali am naa yaakaar ne diaspora am na wàllam te dina ci amaat wàllam buñ ko soofantal buñ ko wane buñ ko naxasal nañu dugg ci biir kër yi nañu waxtaan ak nit ñi waxtaan ak porteur de voix yi ndaxte nag saay waxul dëgg wante yàq na xel te bu ngeen ko seetloo tey jii may wax ak yéen am nañ ay gan nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ndaxte mbër yooyu mooy bëgg a ñëw ñooñu nga xamante ni am na ñoo xamante ni ñoo leen di gàttandu ci yenn campagne ñu ngi ci dëkk bi ndax ku mënu am la nga bëgg te dëkk ba nga dëkk xaw nga génn uti ka te loolu lay ut si waaye dañ ko bañ xam ne diaspora itam ku fi ñëw itam am na borom te yaakaar naa diaspora président Macky Sall kenn ëppale wu ko fi. présenté ñi nga xamante ni ñoom laa àndaloon ndax maa ngi ànd ak coordonnatrice LDR Yeesal muy soxna Oumy Niang nekk Milan ànd ak Cheikh Niang ànd ak Sam Sey fekk fi sama doomu ndey ñuy cheminer depuis 2009 muy président mouvement des femmes Fatou Dupont wante ànd ak Sagar ak Moustapha ma bëgg ngeen tàcc leen bu baax a baax ndax li la président wax nañu yaatal nañu booloo doole
ndax nag mbooloo mooy doole nañu ànd nekk benn. loolu wax na doon solo la ñun sunu vision nekkul di laam-laame ñun dañoo bëgg a gagner au premier tour incha allah kon ñu wéyal rek ci nuyoo yi di nuyu bu baax benn Linguère di nuyu bu baax nit ku gëm président Macky Sall mooy kan di nuyu bu baax nit ki gëm boppam di nuyu bu baax koo xamante ni man ba ma ko xamee booba ci la affaire tàmbalee fekk na ma fii Fidèle Sarr. vie ko kan ñoo naan man fii Fidèle Sarr. kan la Fatou Dibon. waaye tàccu leen Fatou Dibon waay. bisimilahi rahmani rahim asalaamualeykum sama frère yi asalaamualeykum sama sœur yi asalaamualeykum kilifa aada yi ak kilifa diine yi asalaamualeykum waa Fidensa di kontaan lool di bég lool di ñëw fii ci Fidensa fekk ci samay mbokk fekk ci samay camarades tey nag ma ñëw fekk ci ñi nga xam ne ñooy mouvement Aly Ngouille Ndiaye di nuyu nag ñi nga xam ne ñoom laa fi fekk ci tey di ci bég lool à commencer par le coordinateur du mouvement national Aly Ngouille Ndiaye derrière le président Macky Sall monsieur Mayata Ndiaye Mayata di kontaan loolu di bég lool pour di ñëw ci rencontre yu mel nii ndax comme ni ma ko yàgg di waxee rek monsieur Aly Ngouille Ndiaye day jàmbaar ci biir jàmbaar yi day bàyyi faalu président Macky Sall day ko xam ne liggéeyam ak fidélité am avec le président Macky Sall ëmpatul kenn ci biir APR ak ànd bi ñuy ànd yal na ko yàlla yeggale yàlla may ñu ndam du nuyu nag sunu sœur sànq dégg naa ko mu may tooñ di wax ni jàmbaar la muy koo xam ne tamit biir APR laa ko fekk muy ku ma respecté ak ku ma nawloo ndaxte yaakaar naa ni bu naan naam yaakaar naa ni day fekk danga fay nekk te yaakaar naa ni bi may ñëw biir APR ci biir APR laa ko fekk mu ànd ak président Macky Sall ba dara nekkul dara njëkk a bokk ci ñi ko njëkk a gëm yaakaar naa ni kuy wër Linguère boo ñëwee ci moom fekk ko ci moom muy soxna Rokhaya Ba Touré tey jii ñu kontaan lool mu nekk suñu consul général représenté fi le président Macky Sall di suñu fierté aussi ànd ak kan ànd ak une autre sœur soxna Oumy ñëpp xam ne c'est une grande dame moom itam bañkat la bokk ci LDR yeesal bu Mamadou Diagne Fada kon boog yaakaar naa ni duma am lu dul kontaan si bu ma jógee foofu nag ñëw waxanteeg beneen grande dame une grande Linguère koo xam ni tamit yaakaar naa ni sœur la ci biir famille bi ku ma nawloo la ku ma fonk la ku ma estimé la koo xam ni tuuti lay wax nag wante wax dëgg yàlla ñun ñëpp umpalewuñu taxawaayam ak njàmbaaram wax dëgg yàlla muy soxna Mame Maram Ndiaye du nuyu tamit waa délégation bi consul àndal yëpp du ma lim ndax bu ma limee damay juum du nuyu waat ñi ma fi fekkaat ñëpp kilifa yi comme ni ma ko yàgg di waxee rek di wax ni sunu jotaay bi tey yaakaar naa ni dañuy fàttaliwaat rek sénégalais yi ndaxte wax dëgg yàlla Olof Njaay nee na lu ne fàng kenn du ko jeex te président Macky Sall am na lu mu liggéey président Macky Sall amoon na lu mu promettre les sénégalais président Macky Sall am na lu mu defal les sénégalais de l'extérieur président Macky Sall ñun dañ koy wax a jaaraama Sall ndaxte nag président Macky Sall daf ñoo defal lu rëy ñun fii Italie mu ñëw fekk fi ay Modou Modou ak ay Fatou Fatou comme suñu frères et sœurs yi nekk dans les autres pays européens di ñu tuddee ñu ne ñun ay Fatou Fatou lan ak ay Modou Modou président Macky Sall xamal nañu ni fii ci biir Italie mën naa fee jëlee consul général fii ci biir Italie mën naa fee génne li nga xam ne mooy ministre fii ci Italie mën naa fee génne ay vice consul fii ci Italie ak ci biir diaspora bi mën naa fee génne ay DG te yaakaar naa ni def na ko ñu ne déet na waay mu ne fii ci biir Europe fii ci biir diaspora bi mën naa fee génne ay député
te yaakaar naa ni ba mu génnee tamit ñun ñëpp kontaan nañ ci kon boog li ci des mooy woowaat sama mbokku sénégalais yi surtout les femmes ndaxte jigéen nag mooy yore kër jigéen mooy yore société jigéen mooy jëmale li nga xam ne mooy pays ab dëkk ca kanam te yaakaar naa ni 3 fakala macha allah le président Macky Sall dafa am ay lingeer am de grandes dames ay jigéen yoo xam ne fukk yóbbaalewu leen ay jigéen yoo xam ne xam nañ ni liggéeykat la te wax dëgg yàlla ku ko jàppale pour mu am un 2e mandat yaakaar naa ni Sénégal dina bokk ci pays yi nga xam ne wax dëgg yàlla yu ni ràññee lay doon lu développé lay doon kon boog moom ñoo ngi woowaat ñëpp pour bañ a yàgg ci kàddu gi rek à ce que ñu préparer demaat éliraat son excellence monsieur le président Macky Sall jéem a joxewaat takk suñuy ndëgg ñun ñëpp ci le jour bi nga xam ne mooy le 24 février teel a yeewu teel a jóg teel a voté ji jox li nga xam ne mooy ndam à son excellence monsieur le président Macky Sall pour li nga xam ne moom mooy yaakaar ak li nga xam ne moom mooy promesse am ak li nga xam ne mooy gis-gisam pour les sénégalais de l'extérieur mu mun koo yeggale ci kàttanu yàlla ak mbaaxam si barke borom Touba Khadimul Moustapha di leen ziyaaraat di leen baaluwaat àq bu baax jërëjëf. ñu ñaar rek day gàtt lool dafa ñëw taxawaay fi ñaari casquette première casquette bi dama koy ne man Modou Diagne Fada bi nga ñëwee la xel yi dal Samba Mbayaan Modou Diagne Fada président da ko doon seet ci biir nit ñi di ko jeex waaye bi mu dikkee APR bi mu dikkee doon allié ànd ak mbooloom ci le président xelam dalam yaakaaram dër président Modou Diagne Fada nag jël ko moom mii ni ko Italie gépp yaa ma fa doy mu nekk coordinatrice RDS yeesal bu Modou Diagne Fada fii ci Italie di contrôler nord sud ak centre. asalaamaaleykum mbooloo mi dama ne sànq dama yàggaayu ndax suñu président Macky Sall day yàggaayu Marème Faye Sall day yàggaayu ndax gañe nañu ba pare kon ku mu neex yàggaayu maa ngi nuyu ñëpp nag di commencer ci nuyoo bi son excellence madame Rokhaya Touré bi nga xam ne tey xëy na mbubu consul bi da koo simmi wàcc ko buntu Viale Certosa sol mbubu militante bi accompagné ñu depuis boobu ba léegi ci tournée bu metti nag donc bu ñu ñëwee ci kanamu militant yeex militante yi wër nañ koo sargal donc Rokhaya Ba ñoo ngi lay sargal di la jox sa wàccuwaay di nuyu Fatou Dipon bi nga xam ne moo boot jigéenu APR yëpp ne bu ñu nuyoo jigéen ñi rek Fatou bu ñu ko tegee sa loxo di nga ko jàllale di nuyu Mayata mi nga xam ne mouvement Aly Ngouille Ndiaye derrière le président Macky Sall moo ne ci boppam mais nag Mayata avant may jàll ci ñi ma àndal ma lay defal seede te ña nga bàyyi Milan muy soxna Marème Ndiaye ak gisali mële ñoo ngi def liggéey nag bu àndul ak wax ndax ñoo ngi dugg ci rukurukaat yi ñoo ngi yaatal ñoo ngi proximité bi nga xam ne le président Macky Sall moom la digal ci campagne yi donc tey suñu ñëwee ci ay njaboot seeni njaboot seeni mbokk foog ñu def témoignage boobu ndax kat président Macky Sall am na fu mu teg Aly Ngouille Inch'Allahu Rabbi au soir du 24 février xam naa ni bu résultat yi ne toq ba mu leer ñu ni ñu suñu président moom moo gagné au premier tour ñun lu ñu mën a def danañ ko def bala monsieur le ministre Aly Ngouille Ndiaye ñëw fii wala président Macky Sall ñu laaj ko nag ne ko diaspora bi dañ laa soxla ndax nag faaw ñu taxawaat beneen projet am beneen taxawaay ndax xam nañu li nekk ci xolam xam nañu li xam ni moom mooy ay mbébétam bëgg na waa diaspora bi préparé wu ndax Sénégal dafa nekk dëkk boo xamante ni enjeu yi bari nañu te ñun yàlla dimbali nañu ñoo ngi ak ay doom yoo xamante ni fay ay ingénieur lañu te balaa tubaab yi di ñu leen uufal nañu lijjanti nu ñu leen yóbboo Sénégal delloo leen ñu liggéeyi seen dëkk balaa keneen di ñu leen uufal ci kaw loolu nag li ñu fi wax sànq yëpp mel na ni defuñu dara ñoo ngi soog a tàmbali ndax nag gan yooyu dañ leen doon dalal rek berndeel leen libéré leen ñu dem parce que dañoo nekkaat ci yoon nekk ci liggéey léegi nag dañuy jox le coordinateur Mayeta moom mi nga xamante ni
président Macky Sall léegi ba mu jox le monsieur le ministre Aly Ngouille Ndiaye monsieur le ministre Aly Ngouille Ndiaye jël léegi googu jox ko Mayeta ne ko uuf bi ma war a uuf njaboot gi foofu uufal ma leen noonu te tëddee jaaxaanaay kon Mayeta dañ lay jox kàddu gi nga nuyoo saafante ak ñoom. mu ni ko Jolof Jolof baa ngi nii ana Jolof baa ngi nii Jolof Jolof nangoo liggéey rek la leen xame Jolof Jolof baa ngi nii Jolof Jolof baa ngi nii Jolof nangoo liggéey sam jom lañ leen xame ne Jolof Jolof baa ngi nii a'uuzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbooloo mi asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku si nekk sa tur ak sa sant di am mbégte lool di jàkkaarloo waat ak yéen comme ni ma doon jàkkaarloo ak yéen toujours bu jot di leen sant di leen gërëm di leen jaajëfal it ndax yaakaar naa ne liggéey bi yàggoon na lool guddoon na lool te nekkoon nañ ci muy guddi ak bëccëg ngeen gunge ñu ci muy taw di glacé lépp ñu nekk ci waar wi rek àndandoo nekk ci benn moo tax sëñ Tall jox ma ne naa gërëm nit ñi sant leen ndaxte dañoo àndoon di ñu gunge ci yoon bi te du ma fàtte it kilifa gi nga xam ne mi ngi fi toog di monsieur Waly Ndiaye nga xam ne ku nekk lim koy dégg muy wax bëriwut waaye li muy jëf bëri na lool ci mouvement bi di gërëm it aussi suñu jigéen ñi sant leen gërëm leen ndax lépp lu góor man ci mbiram politique di ci dox guddi di ci dox bëccëg di ci wax dafa fekk rek jabar jaa ci ànd muy jigéen nga kon donc il faut ñu jaajëfal leen yéen jigéen ñi di sant it ñi fi daje gis coordination bi fi daje waa Milan yi ñuy gërëm aussi coordinatrice bi Mame Maram Ndiaye mi ko jiite ànd ak délégation bu am solo ñëw teewee nii xam naa ne comme ni ma koy waxee rek du question de sax dañuy sant ndax nit moom li mu moom faaw mu nekk ca te day alalam moo tax mu nekk ca di gërëm waa Bergamo di ko teg ci loxo Khoudia Ndiaye mu jàllaleel ma ñoom ñëpp ña fa nekk ña waa Bergamo gërëm naa leen sant naa leen ndax yoon wi it sori na di gërëm waa Caserta ku nekk xam na ne Caserta moom fa mu nekk sori na ñu ànd ak seen coordinateur Mademba Top ak monsieur Bandji Silla ñu ñëw teewee ci lii sëñ Modou Fall bu Forli aussi ñi ngi koy gërëm di ko sant ndax gis nañ délégation bu mu àndal ku nekk xam na ne Pastef rek moo am solo ndax démb la jógee Sénégal au lieu que mu noppalu gis njabootam déedéet dak faa bàyyi jógee foofu ñëw fii pour lii moo xam ne moom moo ko sumbandooroon nag ñun di gërëm it di jox mention très bien suñuy jigéen day laa ba gisee bi jógee Espagne mi fa teewal mouvement Aly Ngouille Ndiaye ñu di ko nuyu lu bare nag di ko sant di ko gërëm di ko jaajëfal di gis liggéeyam ni mu rafetee di gërëm Fatou Dipon ku nekk xam na ne moom lépp lu ñu woole ci Aly Ngouille Ndiaye su fa jiituwul du fa mujjee te ñee njëkk a ñëw ca lay bokk ak mbaaxam la rek waaye xaj na ñun jiwuñ ko sax nag moom rek moo baax di sant ñëpp rek di gërëm ñëpp di jël vraiment it nuyoo bi teg ko ci jigéen ci loxo Ndey Jaase aussi mu jàllaleel ma ko jigéen ñi sant grand Ngisali ñu ngi lay nuyu sa liggéey rafet na trop umpale wuñ ko waa bureau bi it ñëpp man su ma limee rek dinaa xaw a juum nag du juum sax mais
fàttalay doon ndax mbégte bu rëy comme damaa waroon nuyoo te waroon naa dugg nag wax nag ci li ñu tax a jóg ndax ku nekk xam na ne dañoo jub ci ay élection présidentielle yi ñu jublu nag benn objectif la ñëpp am objectif boobu moom la Sénégal am moom la diaspora bi am moom la nit ku baax am muy falaat le président Macky Sall ñu ànd ci ak suñu ministre Aly Ngouille Ndiaye ànd ci ak moom ci liggéey boo xam ne nii muy guddi muy bëccëg ndax moom amul leen lu ko ñor ci àddunaam lu dul falaat le président Macky Sall dès le premier tour ca lañ doon dox ca lañ doon waxit di gërëm suñu doom suñu rakk it Abdoulaye mi ngi jógee France wax dëgg yàlla am ci train bi la fanaan pour rek mën a ñëw teewee si lii moo tax may leen su ma limee rek dinaa juum ndax wax dëgg yàlla am ñëpp gis naa leen Rokhaya nuyu naa la yow it ma nga jógee ba jiite waa Treviso yi ñoom ñëpp maa ngi leen di gis di leen gërëm it yéen di leen santal ndax yëngal ngeen fii mbégte nag bu amee moom day daal di xaw a doy waar ndaxte boo limee rek dal li may ko wax toujours bu jot dinaa juum ndax di nuyu équipe bi nga xam ne nii toujours ñi ngi doon ànd di liggéey di sant ñëpp di ko commencé ci vice coordinateur bi nga xam ne dafa am cas bu xaw a urgent dem Sénégal wàcc ba ci suuf ba ci ñëpp ñoom Xaadim ñoom Serigne Mar ñoom ñëpp maa ngi leen di ziar ñoom Pape Niang di sant ñëpp rek ñoom Jami mënu ma lim ndax su ma leen limee rek dinaa juum daal te bëgguma juum ndaxte gërëm équipe bi yëpp di sant équipe bi yëpp daal yàlla nañu yàlla defal jàmm ku nekk xam na ne élection présidentielle nag kenn du ko naagu Macky Sall liggéey na kenn werante wu ko waaye dafa am lenn loo xam ne nii toujours bu jot moom mooy nax doomu aadama mooy information yu jàllul yéen ñii ñëpp nekk ci salle bi xam ngeen ne Macky liggéey na Sénégal ndax ku nekk borom kër nga fi am na lu bëri lum la wàññil jamono yi nga xam ne weesu woon na tuuti ñun ñëpp ñu ngi koy fàttali xiibanoon nañ ab moodu kër da ko daan jàpp ba munta jënd sax saako ciment waaye yaakaar naa bi mu wàññee location yi wàññee faju mi dimbale suñ mag yi si 3e âge bi fare yu bari wàññeeku na Sénégal ku daan jëndee saako ceeb bu njëkk lu ngeen ko doon jëndee léegi xam ngeen li ngeen koy jëndee ku nekk yaa ngi gañe léegi ku nekk rek lu mu métti métti la nga doon dépenser yaa ngi ci gañe 50 000 francs ci fin du mois waaw moom wane nga loolu wane nga ko Sénégal boo fa demee léegi amul moodu boo xam ne ragal naa dawal oto bu njëkk kenn ñemewu faa dawal oto parce que danga naan dañ may mbëkk ndax yoon yi baaxul ñaata yoon yu baax ñoo fa nekk léegi pour nit ñi ñemee dawal ay oto wala nga ne man du ma yóbbu oto ndaxte vraiment aussi pax yi dañuy yàq sama oto kon président Macky Sall géej la rek ci li mu liggéey ci Sénégal ñu ñaan yàlla nag promesse bi mu ñuy wax fii ci diaspora bi ak li mu ci fas yéene def ñu ñaan yàlla falaat ko joxaat ko 2e mandat dès le premier tour mais ba tam àgg ndax nit ku commencé te mayoo ko mu àggali mën naa delloo ginnaaw Sénégal ndax coow li dafa bari lool ku nekk ak naan man la ku nekk nga yëkkati loxo naan bu ngeen ma falee waaye comme dañoo am nit koo xam ne fal nañ ko te mi ngi ñuy defal lu baax te Sénégal doo nga ko ñor na leen ko jàppale may ko 2e mandat dès le premier tour ndax mu jàppale ñu àggaleel ñu suñu kii kon donc nag di gërëm waa Piacenza aussi waa Piacenza gërëm naa leen sant naa leen gis naa seen délégation yi di nuyu Adja yi vraiment ñu nag yéen la woon ba fi Aly Ngouille njëkkee ñëw ngeen bàyyi seen yitte yëpp daggu ko ñëw fekkee si ko booba ba léegi it nag teggiwu leen seen tànk na ngeen ko doon defee ngeen koy defee na ngeen ko doon waxee ngeen koy waxee ba léegi kon nag yàlla nañu yàlla defal ànd bi gën a sax ba yàlla defal ñu ndam ba lépp lu ñu séentu it ñu am ko si daraje Seydina Mohamed nuyu ñëpp rek sant ñëpp nuyu ñëpp sant ñëpp ndax sama xol sedd na
ci nii nga xam ne vraiment moom la ñuy liggéey di ko doxee ma dem nuyu leen ma waa Caserta. sama doomu ndey Guèye nga xam ne politique boolewuñu sañ naa dem këram reeree fa fanaan fa sañ naa ñëw sama kër reeree fa fanaan fa moo tax bi nit ñi waxee ma ne leen am na fu nit ñi xaj waaye am na fu ñu xajul kii kenn xajul suñu diggante ñu bokk nag mu nekk Piétiène Sané di fi liggéey bu am solo liggéey bi muy liggéey it ñëpp ñu ngi ciy teg seen bët boolewul dara ak i wax nag liggéey rek ko ñor di ko ñaanal it nag lii nga xam ne moom la sumb yàlla defal ko ci ndam ndax wax dëgg yàlla am bi ñëwee toog ak moom waxtaan ak moom yaatalal nañu ànd ak ñun ci liggéey bi moo tax danañ ko santaat daal lu bëri jërë ngeen jëfati. Fatou ñu ngi lay gërëm di la sant la Linguère jigéen ju man góor nga Fatou ñu ngi lay xaar le soir du 24 waaw bu soobee yàlla pello bi fii la kon nit bu defee dara def lu baax ci lu jëm ci ñun dañ koy wax président Macky Sall ci PUDC président Macky Sall Diamniadio Lake City ku ne xam na Diamniadio ni mu meloon ab àll la woon boo xamante ni kenn xamul lu mu doon ci ñeenti at président Macky Sall ñëw def ko noonu mu mel dindi Ndakaaru njaay xoj ba mu xoju woon padduwaa ca boppam boo fa ñëwee day giri ndax pënd ak poussière président Macky Sall xalaat loolu génnee loolu yëpp wax Sénégal ne leen nañ leen génn Ndakaaru dem décentraliser yëf yi jël ko yóbbu Diamniadio lu bari ku ne xam na ni président Macky Sall bi muy ñëw Sénégal aéroport Blaise Diagne bi coow li bari na ndax kenn fayul woon salaire ya président Macky Sall ñëw yëkkatiwaat lépp liggéey ko inauguré ko màggat ñi sax nee nañ ñoom ñoo koy inauguré nee nañ seen liggéey la. Ila Touba autoroute bi am na fu mu yemoon tey jii Sénégal mën ngaa jóge Ndakaaru dem Touba julli ji jumaa dellu siwaat ñibbi si Ndakaaru te loolu kenn xalaatu ko woon ndax Touba bala nga fa daan egg bu njëkk daa nga def 4 heures de temps ci yoon bi. ku ne gis na président Macky Sall ndimbal bi nga xamante ni mi ngi koy dimbali néew ji doole yi famille yi nga xamante ni xam nañu ni bu ñu tegee cin sax yàlla rek a xam muy yëkkati koppar di leen ko jox di leen ko dimbalee ñëpp nee nañu tuuti na waaye toq ba gën yuréet sëñ Fallou doon na ko wax sëñ Fallou daan na wax ni toq ma gën yuréet kër indi kër kon bu tàmbalee noonu di ko def ndànk-ndànk ñaanul yàlla loolu di wéy la muy ñaan mooy ndóol ga wàññeeku kon kay opposition bi waruñoo ñaan loolu gën a yokk kon nan waxante dëgg président Macky Sall ñëw fekk coupure courant yi toll ci 900 heures tailleurs yi sonn uude yi sonn vulcanisateurs yi sonn kër yi sonn wiiri sax mënoo koo seetaan pot ak Marichou kenn mënatu ko seetaan ndax coupure yu bari tey jii pot ak Marichou da ngay seetaan ba doyel wiiri da ngay seetaan ba doyel ndax coupure amatu fa kenn mënul am réseau kenn mënul am batterie ndax coupure bu bon président Macky Sall ñëw tey suñu téléphone yi batterie dootu ko marqué kon gàcce ngaalaama président Macky Sall ñu ne déet building administratif c'est pas évident building bu toll noonu nga jël def ci xaalis koppar bu bari liggéey ko ba mu macha allah pour mettre dans de bonnes conditions sa administration ñu inauguré ko fan yii ci ginnaaw kon gàcce ngaalaama président Macky Sall loolu yëpp doyetu ko waaye ngalla président bu ne jaar na fi président Macky Sall ñëw pétrole feeñ gaz feeñ ku ne di calli koo ci ne nekk ci télé yi ak rajo yi takk rajo yi di calli mene mbote mu réer seen yaay pétrole bu feeñee gaz bu feeñee ci ayam la feeñ kon daf ñoo jig ñu ne déet président Macky Sall ne loolu doyatul ndax yoon wi yaatu na te yoon wi gudd na dama koy def plan Sénégal émergent fii ba 2035 ay waay xoolal kooku vision boobu mu am amaana sax moom du ko fekk muy gouverner xëy na sunu ay doom ñun ñoom ñooy gouverner bu boobaa
mu bëgg a jël Sénégal teg ko ci anam boo xamante ni amul lenn loo xamante ni ñun dañ koy ñëwee yeneen dëkk yi kon kooku ñun mënuñu koo delloo njukkal lu dul mandat bii mu ñu laaj le 24 incha allah 7 heures fu mu jotee ñun waa APR yi nañu dem ci siège yi nañu dem rang taxaw voté suñu voté convaincre ñeneen ñi ñu voté ñu dem voté le président Macky Sall ñu gagné élection yi balaa 4 heures ci ngoon ñu xam ñun fu ñu féete ñun neewuñu fi di laam-laame ay deuxième tour ak nangam nangam. fiye daal seeri xaalis xoolal Aliou ku ko seetaan mu fi ñaaw defoo ma ko Aliou ku ko seetaan mu fi ñaaw Aliou ku ko seetaan nga fi ñaaw ana fiye war ma Aliou kaay seeri fiye onsi billahi mina seytaane rajiim bismillahi rahmaani rahiim ma sante yàlla julli ci yonent bi sant sama ñaari waajur sant sama borom kër asalaamaaleykum yéen waa Italie góor ak jigéen mag ak ndaw di leen nuyu yéen ñëpp di nuyu kilifa yi dama def déplacement dérangement daw ay kilomètres bàyyi sama liggéey pour rek mouvement Aly Ngouille Ndiaye ak suñu président coordinateur bi sëñ Mayta Ndiaye man Aly rek ma ñor keneen ñoruma te li may def dama koo gëm ñu ànd dal nag ak tey te dégg ne wax neexu dégg neex di ziar sama kilifa sëñ Malick Niang di ziar Adim Ba di ziar Abdou Ngom di ziar ñëpp Pam Niang sama góor sama xarit nga xam ne yow yaa ma dugal ci biir mouvement bi damay dem ba jeex parce que man dama gëm sama bopp nekk doomi Jolof gëm Aly Ngouille Ndiaye bëgg na ñu jëm ca kanam dama leen rek laay xeexee yéen sama mbokku jigéen yi di leen gën a wax ne gën leen a takku gën a liggéey takk ceinture yi dugg ci terrain yi takk dàll yi fu mu toll nii une semaine ci des xam nga lan mooy armée bi man moom dama gànnaay maa ngi nii man valable naa maa ngi nii damay voté te sama carte xam naa ko moom Macky Sall moo ko moom te ku ne xam na Macky Sall bi ngi defar réew mi di ziar suñu camarade bi Pape Tall macha allah ni ma teeroon neex na ma di ziar nag sama jabar sama xarit Déthié madame Ndiaye anamu nga xam ne aéroport la ma la leen tàpp rouge ziar naa lu bari Déthié amoore sama xarit kontaan naa ci yow di ziare Max madame Niang séeri Pape Niang ziar naa Khoudia Ndiaye sama xarit nga xam ne depuis Sénégal la woon yow fii boole wuñu ziar naa la nuyu naa la Khoudia Ndiaye yow Jolof moo ñu boole depuis ba ñu xale di ziar Amina sama corazon gis nit bëgg ko yàlla koy def ci jaam maa ngi ziar ñëpp leen gën a doole te xam ne yéen mouvement Aly Ngouille Ndiaye lii fu mu toll nii ku xool ne Macky mi ngi defar Sénégal léegi projet dafa am ñu ngi financé jigéen ñi parce que xam na léegi bu góor ñi takkee rek yeewu 6 heures du matin rek jigéen ñaa ngi yeewu 5 heures du matin ba pare yor fi seen jëkkër yor fi seen famille di daw guddi di daw bëccëg sangal la le 24 février man maa leen ko ñaan man tey laa koy gisee responsable Espagne coordinatrice mouvement Aly Ngouille Ndiaye ñun de takku nañ ñu di liggéey te ku ñu xool xam nga ne ñu ngi liggéey Espagne te ñaan naa yàlla le 24 février 6 heures yan nañu wax ne vive Macky Sall vive Aly Ngouille Ndiaye. dugg nañu ci ay projet yoo xam ne nii surtout pour ñuy jigéen ñi la te yàlla dogal na ba ñu ko dugalee wax nañu ne ñu dara manqué wu ci ay këyit kon loolu ñu nga xamante ni def nañ ko mouvement bi doxul ci politique kese dañuy dox tamit ci social kon jege si leen mouvement bi ñu àndandoo liggéey yëpp yi ñoo ko moom kenn moomu ko léegi nag pour ne pas tarder pour ñu bañ a guddal dañuy jox suñu xarit suñu doomu ndey mu nekkal ñu ba fóor yi di def liggéey bu am solo bokk nag ci Emilia Romagna bi ku ne xam ne fóor bi ci Emilia Romagna bi la bokk. ñoo ngi nuyu waa mouvement bi yépp bàyyiwuñu kenn di yëkkati sunu nuyoo di ko teg ci loxol coordinateur général muy Mayata di ko sargal di ko tatagal di ko ñaanal yàlla bu ñu ko nuyoo ba pare nuyu vice coordinateur grand
ma Lamine te nekku fi dafa dem Sénégal yàlla na yàlla defal ko jàmm di nuyu le secrétaire général Adim ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziar di nuyu sunu rakk sunu xarit Pape Niang ci liggéeyam bu rafet bi nga xam ni mu ngi koy liggéey di nuyu présidente des femmes li nga xam ni moom moo jiite jigéen ñi te jigéen ñi am solo lool ndax yéenay sunu compagnon de lutte kon mënuñu leen a fay fu ñu gestoo gis leen te lépp lu nit di wut nag na ca yaakaar jigéen ci wetam bu ca bëggee ndam loolu moo tax président defal leen yéen teg leen fu mu tegul kenn kon yéen it na ngeen góorgóorlu delloo ko njukkal ndax lu ci bari nag ci yéen la ëpp yaakaar di nuyu waa Caserta ñoom ñëpp nga xam ni déplacé nañu ñëw fii tubaarkàlla ñu leen di ziar bu baax di nuyu waa France di nuyu Ndey Làmba ak waa Espagne ñëpp ñi ñëw ak ñi ñëwul bismillaahi rahmaani rahim gannaaw bu ñu leen nuyoo ñu ngi jël nuyoo bi di ci jiital suñu doyen monsieur Waly Ndiaye di ci teg le coordinateur national monsieur Mayata Ndiaye di ci teg suñu xarit suñu soppe Mame Maram bu Milan di ci teg suñu jigéen Kodjo Ndiaye bu Bergabon di ci teg suñu doyen monsieur Fall di nuyu monsieur Khadim Bar ak suñu grand Malamine Thiam dégg naa sànq ñu ne dafa dem Sénégal ci kaw loolu aussi ñu ngi nuyu suñu grand bi nga xam ne depuis bi ñu ñëwee ba léegi amul jàmm muy grand Malick wax dëgg yàlla bi ñu ñëwee moo ñu jël si dalal ñu ba fi ñuy wax ak yéen nii moo ñu accompagner ña ngi koy sant bu baax di ci teg suñu xarit suñu soppe nga xam ne maa nga xamee woon depuis élémentaire bu Mbuuseen ñu koy wax El Hadji Daouda Dia ca Linguère foofu la amee sama entrée en sixième dem Albouri Ndiaye Pape Daouda Dia laa ko xamee di ci teg sama jigéen bi nga xam ne wax dëgg yàlla def naa Linguère 5 ba 6 ans seen kër daalu mu fa jóg bu dégg ba cëg Ndey Laba diaspora bi boole wuñu Ndey Laba maa ngi ko xamee Linguère laa amee sama entrée en sixième ba ni ma def sama troisième moo loolu moo ma fa jëlee bu dégg ba cëg daalu ma jógee seen kër mu nekk jigéen boo xam ne dama ko estimé wax dëgg yàlla ci pas-pasam ci demam ba jeex te bépp jigéen bu ne ci mouvement bi xam nga ko barke démb la dugg ci mouvement bi mais ñun ñi nga xam ne bientôt ñu def ci 2 ans lim ci liggéey ñun liggéeyuñ ko ci ku ci wax rek te yàlla tax kon bu ma yeboo ne monsieur le coordinateur national suñu jigéen bi war nañ ko defal mention spéciale am na mérité na ko am na ko ci loolu nag Pape wax na ko sànq nit bu ñemee dañ koo déey ki ma ñemeloo te déey ma mooy monsieur Bandji Sylla mooy suñu président cellule Caserta ñëw saafonteeg militants yi ak militantes yi sa mbokk jigéen ñi surtout ndax Piacenza Parma Fidenza Fiorenzuola Reggio Emilia ñun ñoo bokk lépp waaw kon soxna Khady lii yéwén rek ko waral yéwén salaamaaleykum bismillahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ñu sant yàlla bu baax sant suñuy waajur ñuy sant suñuy waajur bu baax a baax di sant nag suñu borom kër yi nga xamante ni nii ñoom ñoo ñu bàyyi ñu ñëw ndax bu dul woon ak suñuy borom kër bu ñu jàppalewul woon du ñu mën a ñëw tey jii man de premièrement ci sama borom kër ma nga ca kër ga toog
moo ma bàyyi ma ñëw bu ma bàyyiwul woon ma ñëw du ma ñëw tey journée bi dama koo jël spécial liggéeyuwuma ko ndax man Macky Sall ci boppam moo ma ñor man kuy ànd ak Macky Sall rek danga maa fekk ci Macky Sall ma ñëw nag taxaw Aly Ngouille Ndiaye rakkam ñëw ni day jàppale Aly Ngouille Ndiaye man ko man kuy jàppale Macky Sall rek man yow laa àndal ndax man Macky dama koo bëgg ci sama xol man Macky démb tey Macky ëllëg yow nag Mayeta dañ lay ñaanal ñuy ñaan yàlla ba bis ba ci jàmm ak salaam man da xawma benn dëkk lijjantiwuma benn dëkk waaye Piacen saa gi ñu dëkk moom njaay na sa xel dal man loolu dama koo garanti te dama cee am lu wér a wér ndax ñun Piacen saa du ñu dellu ginnaaw waaw yow xoolal carte Amy Ndiaye Macky carte Amy Ndiaye Macky ko ànd ak Macky kon Khoudia ñu ngi lay ñaan nga jege si ngeen may ko loxo te gungeel ma ko. mais tànn leen sama jigéen kooku moom sama sœur la waaw Khoudia. ñoo doon dagg bu mu gàccee jolof tey foo taxawee fii dinaa la gërëm dinaa la tagg ndax maay sa jaamu deret il faut ma tagg la te njaay foo ma fekk teral ma la may nag may lemal ay mbasin sa jëkkër nga ne toog lu nekk lu baax di ngeen ma ko def loo def suba ba ngoon jot di ma laaj mooy sama xalaat jox ma cër nag def ma yaay ci dëkk bi def ma mag ci dëkk bi lépp looy def suba ba ngoon jot yëg naa ko dama lay ñaanal yow la ñaanal da lay dal daf lay dal ndax maay sa jaamu deret te ànd bu yàgg bii ne dëgg la ay dëgg la te ànd bu yàgg bii ne dëgg la ay dëgg la te ànd bu yàgg bii ne dëgg la ay dëgg la ànd bu yàgg bii ne dëgg la sëtu buur nga ndax foo ma gërëmee rek si yow la nekk bu ma jógee si loolu nag ñu wax ne doole jën ndox la lépp ñu sant grand Waly ndax man sama nijaaya sama lépp waruma woon yëkkati kàddu sax te mu nekk fi ak sama borom kër waaye nag lu yëngu lu nekk la ko yëngal la ko ëpp doole waaw la ko yëngal la ko ëpp doole ndax parce que Aly Ngouille Ndiaye la ñu wax mouvement Aly Ngouille Ndiaye derrière son excellence monsieur Macky Sall ñu nekk ci waar wi nag bu baax ma àndanteeg délégation bee ñu jógee Bergamo ni naroon a ñëw nag ñoo ëpp mais dafa am ñoo xam seen doom yi dañuy wàcc 1 heure ñi seen doom yi di wàcc midi ma ne leen bàyyi leen ñu dem ba beneen yoon yàlla dogal nag ñu ñëw fekk ci suñ coordinateur bu baax bi nga xam ne vraiment mi ngi ci waar muy Mayeta Ndiaye koy sant bu baax ci liggéey bi mu rafet bi muy def ci mouvement M-Darit liggéey bi ñu nekk nag dañ ci war a gën a góorgóorlu ñoo ngi ci yoon wi gaa mais doyul luñ ci nekk doyul li tax ma ne doyul ndax parce que ci élection la ñu jub ci élection la ñu jëm te ñëw na te yoon wi ñu nekk moo tarixa ñoo yem li tax ma ne moo tarixa yi ñoo yem ndax tarixa yëpp Seydina Mohamed la ñu yaakaar ñun ñi nekk ci mouvement yeeg yëpp rek Macky Sall la ñu am yéene pour falaat ko 2e mandat ñun nag ñoo ngi ci yoon bi dañuy ñaan yàlla kii maye ndam mu may ñu ndam lu sedd guy yàlla kii maye ndam mu siggil monsieur le ministre Aly Ngouille Ndiaye ndax parce que président Macky Sall bu amoon 10 personnes yoo xamante ni comme ministre Aly Ngouille Ndiaye la kon kenn du ne Macky Sall da ngay dem voté ji ak keneen dañ naan ko toogal ba nga retraité nga dem sa yoon
ndax parce que Aly Ngouille Ndiaye mi ngi liggéey ci waar wi ko Macky Sall jox mi ngi ciy liggéey bu baax. asalaamaaleykum mbokki jullit yi. kay man loolu laa bëgg a dégg. Sénégalais dafa tàmm mbokk ne asalaamaaleykum doon ni maaleykum salaam da lay xool. te bu ñu woo yow nuyu la waaye bu ñu dajee ci mbooloo mbokk ne asalaamaaleykum doon ni maaleykum salaam. maa ngi leen di nuyu di leen balaax di leen balaax di ñaan ngeen baal naa. yal nañ yàlla boole baal. nu ñëw tey ci bis bii ma ànd ak vice-consul général ak délégation bu mag defe naa ni boo xam ni miin nañu ko ak moom mu fekk ci xaritam di rakkam di doomi ndeem di ko sës ci moom te du ko rëkk ànd ak Babacar Sy ak Ablaye Fall Muntaga Sall Maam Fama Diop loolu sax dama ko wax rek waaye ëpp nañu noonu ak Adama Diakhaté ñu àndandoo yàgg àndandoo ñëw ci bis bii tey auzu billahi mina sheytaan rahim bismillahi rahmani rahim maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziyaare di leen jox yéen ñëpp seen wàccuwaay di leen gërëm nag di leen sant di jiital ci nuyoo bi nag sama kilifa koo xamante ni moom bu toogee sax waruma wax waruma sax jël kàddu muy docteur Waly Ndiaye mee toog nga xam ne sama kilifa la ñun suñu kilifa la ñun ñëpp di ko sàkku ndigal rek ci wax ji may wax kàddu yi ma yëkkati ndax Ndiaye waroo toog sax may wax di nuyu nag jiital ci nuyoo bi encore suñu président national monsieur Mayata Ndiaye nga xam ne rek lii yëpp moom la ndax lii moo ko jiite moo initiative am la moo ko sos ñun dañ ciy ànd rek di ko jàppale di ko ñaanal nag lii nga xam ne sos na ko di ko jàppale monsieur le ministre Aly Ngouille Ndiaye yal na ko ci yàlla taxawu lii ñu ciy dox di ci sonn yal nañ ci yàlla may ndam le 24 février incha allah bu ci yàlla àndee di nuyu nag ñëpp damay tàmbalee rek ñi nga xamante ni njëkk nañ fi jaar te dem muy le consul général monsieur Rokhaya Touré sànq ñëw na fi jaar na fi ànd ak délégation moom tamitam ba nga xamante ni soxna Oumy Niang ma nga ca woon Fat Dupont tam nga xamante moo jiite jigéen ñi ci APR Italie yëpp jaar na fi waaw ànd ak délégation moom tamit ak ñëpp nga xam ne waa APR ñi ci àndoon ñëpp di leen remercier encore tam koo xamante ni dafa fort ci man muy madame vice le consul muy madame Ndiaye Khady Sall mu ngi nii toog nga xamante ni maag moom dañuy ànd ci liggéey ndax man APR laa bokk yaakaar nañ ne nag dama génn APR te APR ak mouvement Aly Ngouille Ndiaye yëpp benn la nee naa leen bokkuñu fu ñuy sotteendoo de waaye ñoo bokk fu ñuy rooteendoo su fekkonte ni génn naa section APR Milan yaakaar naa damay delloo leen nga ya ngeen ma fa joxoon te gis ngeen delloowuma dara kon mooy wane ka ne maa ngi ci biir damay liggéey nag ndax dañ ma sant mission boobu ci laay dox ba am ci ndam ëllëg waaw ma di leen ko leeral tey ndax nee naa leen fu APR xamante ni dem na fa ba feebul fa ñun mën nañ faa dugg peut-être naxanteeg ñooñu xëccaat leen indi leen ba delloo siwaat leen te loolu yaakaar naa ñi ngi ciy dox ay jéego yu ma sëkk ak barke te am naa ci ay preuve ñi may ànd ak di ci dox xam nañ ci duñ ma bàyyi ma wax lu dul dëgg te ñu ngi ciy liggéey boobu ba léegi te pare wuñu de nee nañ élection yi li ci des bëreetul te ñun sonn ñu taayuñu dañuy dem ba jusqu'au bout lépp lu ñu ci am yokku ci bu dee benn nit sax duñ ko xeeb nee naa di gërëm nag ñi ma ànd ak ñëpp di gërëm waa Milan surtout nga xamante ni dagg nañ seeni soxla ànd ak man jiital ci nag Ngisali Sarr koo xamante ni sama mag la koo xamante ni ba mouvement bi soqeekoo ba léegi
mi ngi sama wet di ma coacher lu may def suba ba ngoon jot dinañ ci waxtaan mu di ma digal di ma teete bàyyiwuma benn yoon ma wéet suba ba ngoon dox nañ guddi dox nañ bëccëg dox nañ ci taw dox nañ ci neige pour lan rek pour liggéeyal son excellence monsieur le président Macky Sall kon ngis dama lay ñaanal foo bëgg a yegg yal na la fa yàlla yeggal yàlla bàyyi la sa kanam njaboot ni nga ma taxawoo yal na la ko yàlla taxawoo te yàlla ñu am ndam ngis incha allah le 24 février di lim nag délégation bi ma ànd ak ña nga ne le toog soxna Maya nga nee toog jóge ba Paulo moom it liggéey bu rafet jàppale ma soxna Awa Caama nga nee toog jóge ba Limbiyaate ma nga ne le toog Yaasin ña nga nee toog mooy koo xamante ne xanaa fu ngeen gestu gis ngeen ma ak moom muy sama doomu ndey di sama xarit ana Kiné Njaay mooy sama taaw nee naa mooy sama taaw bu jigéen ma nga ne le toog ana Moussa Sow mooy sama secrétaire général ma nga ne le toog ana Badou Ndiaye nga xam ne moo yore communication cellule bi Milan communication mouvement bi ma nga ne le toog di leen sant di sant waa Milan yëpp nag fàttewuma kenn di leen gërëm ndax liggéey bi ñu liggéey temps yi sonal naa leen guddi sonal leen bëccëg di leen remercier di leen baalu àq ñoom ñëpp di gërëm nag délégation yi fi teew yëpp coordinateurs yi coordinatrices yi jiital ci waa Bergamo ña nga nee toog Xuja Njaay nga nee toog waa Fort li ñu ngi nii Modou Fall jiital leen waa Caserta ma Demba Tooba ngi nii Banji Sila nga ne lee toog di nuyu tamit nag waa Espagne soxna maa ngi nuyu nay la ba gise maa ba nuyu naa la sa liggéey bi ngay liggéey Espagne gis nañ ko macha allah yal na la yàlla jàppale di nuyu nag partout diaspora bi yëpp ndax comme ñun dañuy jàppale Aly Ngouille Ndiaye ndax comme Sénégal Macky Sall dafa jël élection yi teg ko ci loxo Aly Ngouille Ndiaye ñu naan déet laak dina ko def ak du ko def ñu takku nag ànd ak moom di ci liggéey nag di ci dox ndax rek bëgg ñu ne wiiw ndax bu boobaa ëllëg lañ ña doon wax wiiw dina am ak du am ñu rusloo leen te maa ngi koy ñaanti kattanu yàlla ak sunnas Mohamed yàlla may ñu si ndam di gërëm ñëpp nag kuma lima kuma limul di gërëm nag El Hadj Youssou Mbaye mii ak El Hadj Ousmane Mbaye mii El Hadj Ousmane Mbaye dama lay beral gërëm ndax yow da ngay sama mag di sama kilifa chaque jour dama koy wax yow foo toll yaa ngi wax lu baax ci ma yàgg El Hadj Youssou Mbaye di wax defalu ma leen dara sax waaye fu ngeen toll yéen a ngi wax lu baax si man dama leen di gërëm di leen sant yàlla bàyyi leen fi di gërëm nag di nuyu sage yi laa waroon njëkk a tudd ndax man chaque jour dama leen di sàkku ñaan toujours ci yee muy El Hadj Malick ña ngi ni toog jiite ko Abdou Ba ma nga ne ala Mbaye Diop yéen ñëpp a ngi noonu maa ngi leen di nuyu di leen gërëm El Hadj Mbaye Babacar nuyu naa ñëpp di fi jaar rek di wax ci carte d'identité yi comme ñëpp wax nañ ci maa ngi leen di sàkku na ku nekk jënde sa carte d'identité comme ni ko Soxna Fall waxee carte d'identité yaa man de sama bos a ngi nii xaw ma ko ku yorul waaye man sama bos a ngi nii fu may dem damay ànd ak moom lii daal mooy suñu arme na ko ñëpp yor man dama bëgg sax ku nekk jënde sa carte d'identité ñu xam ndax ñëpp am nañ carte d'identité yi nag vice consul gi nii toog carte d'identité yi am na ñoo xamante ne vice consul jotaguñu seen carte d'identité mbir mi doy na waa torop ñu bëri ñu ngi laaj seen carte d'identité man dem naa consulat bi benn bi ñaar moom nii duma bàyyi ma wax lu dul dëgg damay dem suba ngoon di contrôler waaye am na ci ñoo xamante ni jotaguñu seen carte d'identité vice consul yóbbante naa la dimbale leen ñu ci lii billaahi am na ñoo xam ne bu ñu nee nañ bu ñu watewul yaakaar naa dinañ mën nañ si sax ñàkk seen bakkan kon nag dimbale leen ñu ci carte d'identité yi ñu jot nee nañu sax suñu élection dinañ ñëw ci bureau de vote yi indi carte d'identité yi moo ñoo xamante ni jotuñu seen carte d'identité peut-être bu ñëwee peut-être dinañ ko gis ñu mën a voté maa ngi gërëm ñëpp xaw ma ndax matal nga dara lépp rafet sama jabar
élection yi Macky Sall dinañ gagné ndax fu ñu jëm dinañ xëcc borom kër dinañ xëcc njaboot ñu dem voté ji kon nag vive les femmes nañ leen takku ca kaw ca kanam jërë ngeen jëf gërëm naa leen sant naa ñëpp fa di nuyu délégation bi ànd ak Khady Sall waa APR nuyu naa leen yéen maa ngi yéen ñoo far ñoo bokk lépp ñoo bokk liggéey bi da ngeen koy xam tey xam ko suba Maram Ndiaye APR ci la bokk dafa jiite mouvement Aly Ngouille Ndiaye dañ ko sant mission waaye man maa ngi ci APR da ngeen koy xam bu leen ma fàtte dee leen may woo di def na ngeen daan def ak man ànd ak man ñu bokk liggéey bi jërë ngeen jëf France waa Espagne ak waa Italie ak diaspora bi yëpp di beral loxo nag jigéen ñi ndax jigéen mooy développement loo leen mën a jàppale jigéen ñi daal di leen ci kontaan ñun daal danoo ñëw pour représenter rek def porte à porte ñëw topp ci Modou Fall moo ñu fi indi ak bëgg Aly Ngouille ba jeex. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk ci sa tur ak sa sant maa ngi jiital ci sama nuyoo son excellence madame Ndiaye Khady Sall di ci teg monsieur Mayata Ndiaye mi nga xamante ni mooy coordonnateur mouvement Aly Ngouille Ndiaye di ci teg madame Maram Ndiaye di ko nuyu moom tam di nuyu la délégation de Milan bi nga xam ne ñoo accompagné aussi madame le vice-consul général madame Khady Sall di monsieur Babacar Sy di ko nuyu di ko ziar maa ngi nuyu militant ak militante yi yëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziar defe naa ni ku gis ndaje mi tey mën na jàpp ni mouvement Aly Ngouille Ndiaye gàcce ngaalama am na liggéey bu am solo am na liggéey bu am solo bu mouvement Aly Ngouille Ndiaye def fii en Italie. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu sama papa yi ma fi fekk yëpp ndax fii moom mën naa ni présenté nañ ma fi sama papa yu bari di nuyu également sama mag yi ma fi fekk yëpp di nuyu sama mag Mayata Ndiaye le coordinateur jël nuyoo bi yëpp teg ko ci loxoom maa ngi tudd Abdoulaye Ndiaye nekkoon coordinateur du réseau des jeunes engagés du Jolof mu nekk un mouvement de jeunes purement politique qui soutient le ministre Aly Ngouille Ndiaye le bâtisseur du Jolof comme j'ai l'habitude de le dire dama xam ne ñëpp nangu nañ ni que tey su président Macky Sall amoon 10 ministres yu mel ni Aly Ngouille Ndiaye PSE bi buy daw 1 tey day daw 10 mais tamit man nangu naa ne le ministre Aly Ngouille bis bu amoon 5 personnes yu mel ni Mayata mi kon tey bu ñu neexee ñu dem ñibbi te xam ni gagné nañ élection yi fii ci diaspora ba pare parce que il est modeste il est ouvert il est dynamique te loolu lañ soxla ci leader. ci guddi boo ko woowee mu wuyu la téléphone wallahi azim yàlla rek moo tax may wax te loolu rek lañ leen fi doyee ndokk ba mu xamee ni fa ñu ko teg ñun ñii ñoo tax ndax yéex ngeen fee ñëw lool consulat bi ku ne xam na ni am na lu fa soppeeku lu bare sax nag ndax nag ñun am na lu ñu fekk ci réew mi lu bare aw nañ fee am ay xam kon loolu dañ leen koy delloo ñu ko di ko delloo ñu ko président Macky Sall kon donc ñu bàyyi la nga annoncé sa xarit. wax bi nga mujj a wax rek moo ma saf sa xarit lu boole yàlla ak yonent bi du doomi nijaay du doomi bàjjan xarit ñaata yonent ñoo wàcc ñu ni Moustapha nga ni xarit te nag nu am lu nu xaroo te wóor na ñii toog ma nuyoowaat fàttali la nga waxoon du tax ña nga doon waxal fàtte bañ ñu réer a tax looloo tax ñu ne ñan la ba noppi tudd xàll sotub Tamsir Demba bu na bii nga xam ni maamam daa gindi lislaam ba noppi jàngal ko gaañi alpulaar bii
nga xam ni maama ma feeñal alim yéeg afis yëpp ak xutbu samaan yëpp ba noppi soog a des Bandiagara Khady Sall Ndiaye ngi nii ndokk bi nga melee nii xam nga bu ñëwee xubbeeku xel yi dem ci jaan waaye xanaa ma bu ko xuloo royee deret la fay bàyyee ki der waaye du fa bàyyi xubbeeku baax yomb na waaye dëkk caa jafe tey nag dangaa ñëw sa kër ku ñëw sa kër nag noonu la neex nga fii ñëwee yow mujjoo ñëw jëkkoo ñëw fii sa kër fii nii sa kër may nuyu nag docteur bi nga xam ne day liggéey te yàlla tax ndax ba seen maam tegee manto bi dem Louga di fa xaar yàlla booba nit ñaa ngi xeex manto ba léegi moom mu teg manto bi dem di xaar yàlla ngeen jël woy woowee di ko doxe ba léegi Waly Ndiaye sa mag ne fi lépp loo xam ne jóge na Louga li ngeen boo ñëwee mu wutal la liggéey wutal la kër ni la demal yor say bokk mooy docteur bii liggéey te yàlla tax noonu laa ko tuddee docteur bii liggéey te yàlla tax waaye Marème Ndiaye am na xarit da ngeen di xaroo dara lu tax ñu ni sàkket du fi di feer rek ak gi tax xer ba tax a war tax xer baa ca jëkk yow am nga xarit xam nga lu tax ma xam ne am nga xarit lu da nga ni yaa ngi affaire sax fi di nga fi ami reen da ngay gañe moo nekkam sàcc bi kay lam xelam dal masa ci liggéey alalam ba moom ko toog di ko xaar ba mu diw yaramam ba cëppeelu ndegam sàcc bi la xelam dal masa ka liggéey alalam ban bi teg ko toog di ko xaar am nga xarit xarit du doon fëgg jaay xarit original lay doon am nga original ci dowul dara Mayata Njaay bis bi mën naa mel nii ak teggin la ñuy mel nii ab juddu la ñuy indee lu mel nii fii ñi fi ñëw du ñu àll finti du ñu doxandéem du ñu jëndal baax na ñu xam fu ñu jógee fi ñëw man lii laa leen bëgg seen ministre la tax mu doy loo leen da ngeen koo doy moo tax mu doy loo leen Khady jógal wax ak gaañ yow la ñuy xaar waaw waaw asalaamaaleykum waa mouvement Aly Ngouille Ndiaye maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di jiital ci nuyoo bi le coordinateur Mayata Ndiaye waaye di jiital ci nuyoo bi aussi suñu frère docteur ñu ngi lay nuyu mes respects di nuyu aussi président Ngisali yi nekk suñu président Daïda di nuyu waa Milaya soxna kontaan naa ci yéen may mun a waaye it di nuyu ñi ma àndal vraiment Babacar Sy jiite ko monsieur et madame Fall Adama Diakité Muntaga El Hadj Ousmane Mbaye yow fu ñu nekk foo nekku rek du neex moo tax nag soo tayalee rek du ñu dem yow da nga war a nekk toujours ci kanamu oto bi dañu lay sagoo di la namoo it macha allah bu ñu àndee ak yow ba tey delluñu ginnaaw te am nañ ci yow yaakaar El Hadj Ousmane jërëjëf tey nag dama laa bëgg a delloo njukkal jërëjëf ñu ngi koy faral di wax dal ñuy gunge di dara doonul dara ñu ànd ak yow ba parti bi di soog a tàmbali 2008 jàpp 2009 jusqu'à nos jours mu soo ci tàyyi mu soo ci dellu ginnaaw donc nag jërëjëf te da ngay faral di wax ne doo ànd ak kuy dellu ginnaaw ba ñu àndee ak yow da ngaa wax ne da nga gëm ni président Macky Sall day am ndam moo tax nga ànd ak moom yàlla def 2012 ñu am ndam bu leer ñu lay ñaanaat nga gungewaat ñu ñuy sàkkuwaat ñaan ba ñu amaat deuxième mandat en 2019 waaye waa mouvement Aly Ngouille Ndiaye su ngeen ma ci woowee nag damay sawar ndax ki ngeen àndal ku jar àndal la vraiment Aly Ngouille dafa nekk nit ku baax nit ku oyof waaye li ma ci gën a neex lañ ko jox daf kaa mën ndax dafa ànd ak rigueur ak respect li ñuy wax damay faral di wax souvent Marème ñun ñooy xale yi intérieur
ndax intérieur moom dañ ko jox intérieur du pays mais aussi ak la diaspora moo tax fu nit jógee rek ne da ngay soutenir le ministre Aly Ngouille Ndiaye macha allah man de fu dëgg yàlla am naa lu may fàttali ci moom à chaque fois su ma demee Sénégal balaa may envoyé SMS su yëgee ni ñëw naa rek daf may wax ne suba ñëwal bureau souvent sax dama ko ne problème de temps la intérieur ñëpp xam nañ ne da ngay chargé mais dafay jël temps toog waxtaan ak man la fois passée dafa ñëw sax ne il faut que ñu añandoo ensemble mais affaire dafa ma neex tellement que dafa mel ni man ak président Macky Sall ñoo añandoo donc qualité yu mu yor ak valeur yu mu yor foog naa ministre changé wu ko donc ñu ko ciy jaajëfal bu baax di ko ci encouragé aussi di am mbégte nu muy gungee le président Macky Sall ndax ñun nag macha allah président Macky Sall rek la ñu bëgg président la ñu bëgg moom la ñu ndamoo moom la ñu àndal képp ku ko bëgg na ñu bëgg la loolu la yàlla dogal donc nag di ko nuyu bu baax di ko ñaanal yàlla liñ ko dénk yàlla yan bu oyof ndax nag intérieur yombul waaye am nañ ci yaakaar lool te gëm nañu dañuy gagné incha allah le président Macky Sall moom dafa liggéeyal boppam ndax bilan bi moo koy falaat foog naa ni campagne bi lépp lu mu def Sénégal gis nañ ko waaye it lu mu def diaspora bi gis nañ ko dañuy ñaan rek Italie mooy waa APR mouvement allié yi te gëm nañu waa mouvement Aly Ngouille Ndiaye su ngeen ci jàppee ndam bu leer nañ la ñuy am yàlla nañ ko yàlla may ci kaw jàmm ak salaam xam naa ni wax ji temps bi gudd na liñ fi wax yu rafet yi bu ma wax lu ko ëpp ñi ngi santaat ñëpp di leen jaajëfalaat ndax nag vraiment temps bi yombul ku jël sa temps déjee ko politique mooy que da nga bëgg sa réew ndax nag muy góor ñi muy jigéen ñi képp ku dugg ci politique mooy da nga bëgg Sénégal donc nañu joxante loxo jàppante te xam ne le président Macky Sall c'est le meilleur candidat te xam naa ni parmi les 5 gisuma ku ko ci gën man daal ci xol bi laa ko def te gëm naa ne yéen tamit ci xol bi lañ ngeen ko def donc nañu jàppante le jour du scrutin ñun ñëpp ñu teel a génn très tôt le matin ñu voté nit ñi nañu voté ndax soo bëggee sa candidat te voté woo amoo njariñ donc na nit ñi teel a génn carte d'identité sama mbokku jigéen ñi nañ ko teel a daas fanaanal bu ñu xaar le même jour di ko wër carte d'identité nañ ko teel a denc fu ñu koy gis ñu voté à 16h ñu xam ne vraiment jël nañu ndam li dès le premier tour wasalaam maa ngi leen jaajëfal merci. man yàgg naa yàlla kooku nag toos su mee na ma delloo ko micro ndax moom lii maninam la kon tonton Ousmane dama lay delloo micro bi Youssou Mbaye kaay nga annonceel ma sunu mag sunu grand docteur Waly Ndiaye li ko wooyee laa bëgg a laaj docteur Waly Ndiaye docteur ci njàngum tubaab mi nga ko wooyee wala docteur ci deret loolu laa bëgg a laaj Sidi Gagne Siré nga Touba keroog ba nga xamee ni ministre bi dafa waaxu wuti armée bi dama ni fital a ngay wuy ji fital nit ki lu mu doonul du ko jooy keroog ba ministre bi waaxoo wuti armée bi jàkkaarloog armée bi ñu di ko tàccu laa leen ni fital a ngay wuy ji fital sëtu bal bu ree ngay wuy ji fital nit ki lu mu doonul du ko xam nga lu tax maam buñ ko joxee gafaka mu xotti kon doonu ko aw fas moo doon gafaka boo wekkee naaru góor gafaka du ko xotti waaye boo ko wekkee mbaam mu xotti ko ndax doonu ko kàkkatar du bàyyi soppiku yow njaay buñ la joxee baat buñ la joxee parole géwél yépp war nañoo jóg ndax bu du woon ak sa maam géwél du am alburi ma ca doosa bu du woon ak sa maam géwél du am lu tax manto am valeur sa maama ko valeureel sa maama tontu tubaab bi indi sam-sam mi ba noppi dem Louga xaar fa yàlla ba keroog ñu ko yóbboo Louga ba tey ñëpp nga Louga kon tey bu ñu delloo seewaat saxaar gi dinaa laaj ba xam docteur gi ñu lay wax nga docteur lañ la wax docteur bi nga jàng lañ la wax wala docteuru deret bi lañ la wax Waly am loolu bu doonub cër la di ma dal samay cër di wadd bu may dox dara am Alburi sa maam keroog ba muy dem Ndoosa dani ku ragal bul dem ndax duma gaaw a dellu si moo tax ba mu demee Ndoosa ñu ma àndaloon ñoo nga ñoo rab fa kenn dellu siwul
kon am tey jii bi ku ne amee junni la ku ne ñu mee tàllal baat waaye bu njëkk da ngeen di wax ñu def ko waaye du ngeen tere mukk ca bàyyi wuñu ko naam Njaay. maa ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant Pape Tall bi ñuy commencé tudd na fi suñu benn rakk bu fi génn ñu ngi leen koy jaal semaine bu lay daal aussi am na suñu benn mag bu fi wàññeeku ñu ngi leen koy jaal madame le vice consul maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu aussi consul di nuyu Fat Dupont maa ngi nuyu délégation yi jógee France yi jógee Espagne maa ngi nuyu itam Mayeta sama rak di coordinateur mouvement bi alhamdulilah bi ñu teg see tey ñu naan dans une semaine ñu wote mouvement bi nag juddu na bu fekkee ne je ne me trompe pas ñetti weer a ko manqué mu doon ñaari at mouvement ba bu muy juddu objectif am ak autonomie am moom dootoon lan moo tax ñu def suñu mouvement valeur ajoutée sur la coalition Benno Bokk Yaakaar. Aujourd'hui, à une semaine des élections, ñun de pour ce qui nous concerne en tant que mouvement dëkk boo xam ne on est présent Macky au premier tour le soir du 24 il aura gagné les élections. bu may wax loolu nag dama koy wax parce que mooy suñu Solange c'est ki nga xam ne aussi ñun moom la ñu topp si ginnaaw muy le maire de Linguère Aly Ngouille Ndiaye fidélité bi Macky wane réalisation li Macky def lam ko waxoon ba muy campagne 2012 amul lu mu si teg Macky nee na émergence PSE 2035 yàlla ñu fa yàlla yóbbu ak jàmm Macky parmi les 5 candidats parce que kuy wote tam da ngay xool programme de man de ni ma ko gisee c'est un visionnaire parce que lu tax ma ne mooy visionnaire bu ne tey 2035 PSE ñu ne waaw mu ne danaa ubbi sur les 45 départements du Sénégal département bu nekk danaa fa def école de formation 2035 bu ma koy wax tey je le parle pour la jeunesse parce que fii ak 19 fii ak 16 ans la jeunesse ñoom mooy tax may wax donc école de formation sur chaque département mu wëlbati ku ne man de dans son programme j'ai prévu 100 000 logements sociaux 100 000 logements sociaux 100 000 amul benn président amul benn candidat pour penser au problème de logement li tax ma tudd 100 000 logements yi mooy ñun ki ñu topp tey ci ginnaaw muy Aly Ngouille Ndiaye li nga xam ne def na ko au niveau de la diaspora jàppale leen pour ñu am kër il n'était pas dans la politique de ba mu koy def li nga xam ne def na ko xam ne que au niveau de la diaspora am nañ problème ak seen épargne il a été le seul qui en Italie ubbi fi ay guichet permettre les Sénégalais de la diaspora ñu mën a transférer seen xaalis mu embaucher des Sénégalais bàyyi leen dans des guichets d'une banque italienne nga am këyit ak ñàkk am këyit boo ñëwee taxaw si guichet bi boo bëggee transférer say fonds tu les transfères sans aucun problème kooku tey au niveau du département la mu fa liggéey Macky jàppale ko la Macky waxoon forage yi tey bu ñu demee gis nañ ñu mu toll ranch de Dolly tout le monde en parle les routes on en parle donc bu président boobu taxawee tey na leen joxaat leen ma 5 ans ma réaliser li nga xam ne commencé naa ko ma terminé ko ba boobaa ñun de amuñu keneen bu ñuy xalaat lu dul moom parce que ñun au niveau de la diaspora lépp loo xam ne ñun joytu woon nañ moom dimbali nañu si en commençant par les passeports en commençant les bureaux économiques en commençant ñun nag amuñu dara lu dul dans son programme de il a parlé même en ce qui concerne les retraites des immigrés parce que bu ngeen ko xamul aussi Italie ñun dañu fi ñëw di liggéey mais képp ku fi liggéey fii il
il n'est pas dit que bés boo ñibbee Sénégal da nga jot sa retraite bu fekkee ne atteindre un certain nombre d'années. Si je ne me trompe pas, Tall est là, c'est presque 20 ans. Macky Sall nous a promis qu'il va faire de sorte que la convention entre l'Italie et le Sénégal, de sorte que bu fi liggéey boo ñibbee au moins sa retraite nga mën ko jàpp. ñu wëlbatiku mu ne ñu léegi yéen au niveau de la diaspora, je sais que vous avez besoin d'avoir une représentation au niveau des institutions. Defal nañu au niveau de la primature un conseiller pour la diaspora. Defal ñu au niveau de la présidence un conseiller pour la diaspora. Président bu mel noonu nag bu taxawee tey ne leen joxaat leen na man diriger réew mi ñun duñ si am xalaat. ki nga xam ne nag dañuy topp moom si ginnaaw ñun ñu taxaw sax di wax lan la def Jolof duñ taxaw aussi di wax lan la def Sénégal. Mais en tant que ministre de l'Intérieur, en tant que maire de Linguère, ñun doy nañu. Ce qu'il a fait en Italie, ce qu'il a fait en France, ce qu'il a fait en Espagne, ce qu'il a fait aux États-Unis pour la diaspora ba mu koy def duggul sax si politique bu taxawee tey nag ne def ngeen mouvement pour jàppale ma mouvement bi da ngeen di jàppale nit ñun dañuy jàppale Macky dañuy jàppale Bokk Bokk Yaakaar. Léegi nag le 24 li ñu leen di ñaan mooy bu jotul sa carte na nga dem jëli sa carte. Le 24 à 7 heures ku ñu xam na nga dem sa bureau de vote. Le 24 ku vote ba pare na nga jël sa téléphone woote Sénégal joxe au moins conseil de vote au niveau de ta famille. Wasalaam maa ngi leen di ñaanal képp koo xam ne da ngay ñibbi nga yegg ak jàmm. Wasalaam yal nañu yàlla yóbbu le 24 ba ñu gagné élection yi jàmm après le 24 nag bu boobaa ñu xam ne dañuy def jërëjëf. waaw jërëjëf docteur Waly vraiment kàddu yi rafet na am na solo yàlla nga ko yàgg def vraiment ñu ngi sant ñëpp ñi nga xam ne ñëwoon nañ fi. tali la ñu soxla bis bu Macky Sall toogaatee nañu may tali bi jëm ngaay moom lañ la ñaan may ñu ko tali bi jëm ngaay tali kuul ngaay na nga ñu ko may jërëjëf kontaan nañu. da ngay xale yi moo tax et puis di wax lu bari ci Aly Ngouille Ndiaye li nga wane daf ko ñun ñi nga xam ne ay ñoo la mag tuuti xam nañ ci dara parce que damay bañ a tudd tur mais ñi muy xëccool fi mu ne nii am na ñoo xam ne ñoo ko jiitu fuuf nekk Kajoor man maa ngi dëkk Ngaay dëkk bi muy wax muy Kuul Ngaay laa dëkk gis naa fa ay politiciens yu ne gis naa fa ba ca paa ba nu mu tuddati Assis Ndaw gis naa fa même waa ji ñu naan Ndaamar Kajoor gis naa ko fa moom maanaam mag ba muy jël Thiès booba Thiès comme Panal ba muy ñëw moom di politique Thiès comme Panal am na poteer yu ne mais Thiès actuellement boo fa demee comme zéro Kajoor gépp bu ñu aman ku mel ni Aly ñun ci wàllu politique ñun Kajoor passé nañ fii yéen Jolof yi am Aly nag téye leen Aly seen ak seen junniy loxo man yàlla xam na ni xaw ma dara ci politique mais li mu fonkee Jolof ak li mu leen considéré yéen moo gën a tax ma ànd ak rakkam war na sëñ Tuubaa jóg naa heure bu ne ngir loolu te damay gën a jóg ngir loolu sama dëkk ba ma dëkk muy Kajoor kii di ko wax muy Ngaay Kuul yàlla xam na ni PDS moo fa daan gañe mais ginnaaw yàlla ak mouvement Aly Ngouille Ndiaye bi élection yi bi passé dina fa gañe incha allah samay frère ak ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi nekk fii ak seeni kër wax nañoo ñoom ñëpp yàpp ak problème ngir yàlla ak Aly Ngouille Ndiaye ay année ngi ni wooteelu ñu fenn dul PDS mais incha allahu dee ñu wootee Aly Ngouille Ndiaye yàlla xam na loolu. waaw alhamdulilah rabil alamin ginnaaw bu ñu santee yàlla dugg ci événement bi génn ci alhamdulilah rabil alamin ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant nag coordinateurs yi ak coordinatrices di sant tamit suñu ministre Aly Ngouille Ndiaye vraiment ak jàppale bu mu ñu jàppale wane na tamit mouvement bi lu ko saxal la lu ko ñor la ci loolu lañ doon yëngatu boobu ba léegi yàlla defal nañ ci ndam nag ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabil alamin di sant coordinateurs yi nga xam ne ni maanaam ñu ko demee ni que ñu jógee ñoom day laa ba ñu jógee Espagne fàttewuñ ñu jógee France ñu jógee Forli Modou Fall di sant Khoudia Ndiaye bi jógee Bergamo di sant Mam Maram bi jógee Milan di sant Mademba Top ak tonton Bandji bi nga xam ne ñoom ñoo jógee Caserta di sant mouvement bi daal ñëpp ñi nga xam ne jàpp nañ ci événement bi ba yàlla def ko ñu déroulé ko ci bismillahi rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi ciy sant yàlla di ci sant ministre bi di ñaanal tamit suñu président yàlla may ko un deuxième mandat
comme ni ñu koy defee saa su nekk rek kon ñi may wax yàlla def jàmm te def ko ci mouvement bi def ko ci président Macky Sall may ko rek un deuxième mandat boo xam ne ni premier tour rek incha allah le 24 rek ñu sottali ko di nuyuwaat nag bu baax na suñu coordinateur Mayeta di ko jaajëfal ne ko liggéey bi noonu lay demee saa yu nekk dañuy gis ay fakkastal ak yëpp mais nag ñu jàpp rek te bàyyi loolu mooy tax a àgg fa nga jëm parce que li may wax noonu dañuy wax ne baaxul mais baax na man damay jàpp ne noonu baax na parce que noonu moo lay tax a àgg fi nga jëm boo xamul bu amul ay noonu doo àgg fi nga jëm kon yàlla nañu yàlla dimbale rek ñu xam fi ñu teg ñu suñ tànk yàlla jàppale ñu tamit lépp li nga xam ne nii def nañ ko ci rek yàlla def ci ndam may ñu dooleel suñu ministre tamit ba beneen yoon incha allah yàlla defal ñu lii ñu gën ko defee te ñu ngi ñaan yàlla tamit buñu gañee ñaan nañ yàlla dem ba Espagne bégali Ndeye Laba ak ay soppem kon ñu ngi nuyu ñëpp ñu fi teewoon di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen yàlla mi borom jàmm yàlla nañu yàlla defal ñu am defal ñu élection yi jàmm ak salaam di ziar ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu